Merci beaucoup à Cheikh Ahmadou Bamba, merci beaucoup à la régie, merci beaucoup aussi à nos téléspectateurs di leen bëggee bu baax waaye di kontaan ci yéen di leen gërëm mais aussi gërëm l'équipe matinale ñoom ñu fi nekkoon depuis ce matin nga xam si ne ni ñi ngi àndoon ak Soxna Dieng ak nga xam si rek moom moo di Mandione ci rek wàllu revue de titres yi ñu di ci xëyee bés bu nekk du lundi au vendredi di waxtaan ci lépp loo xam ne rek gis nañ ni actualité la waxtu bi nekk su jotee seen émission sunu biir moom mooy daal di ñëw àndandoo ak yéen ba 11h30 waaye tey ñu dugg ci benn thème bu xaw a sensible waaye duñ ci ragal dara ndax ñu ngi ci ànd ak kàngam yoo xam ne seen ni mbir mi dinañ ñu ci mën a gunge àndandoo ci ak ñoom waxtaan ci fi nga xam ne foofu la réew mi toll muy outrage pour lan outrage pour kan outrage kan moom moo ci gagné lan moo tax ñu di ko def fi réew mi toll ndax loolu am na fi place ñu ngi ci daal nga xam ne rek moom moo di colonel Cheikh Sadibou Keita mon colonel ñu ngi lay mon commissaire ñu ngi lay nuyu di la ziar bu baax a baax. ñu ngi lay delloo nuyu bi di la sant ci invitation bi ak occasion bi ñu may pour ñu jàkkaarloog askan wi. di yaakaar ne lépp luñ fi taataan dina ko jëriñ. di nuyu sama naatango bi ma jàkkaarlool. di yaakaar ni tamit dina mën a am débat bu neex. incha allah jërëjëf ñu kontaan bu baax a baax commissaire waaye tamit ci beneen wàll ñu ngi ànd ak nga xam ne moom moo di Serigne Moustapha moom tamit ñu kontaan ci moom bu baax a baax nekk conseil nekk tamit koo xam ne ni vraiment activité yi muy mëne lu ñu rafet waaye tamit nekkandoo ak ñun fii ci kër gi Moustapha ñu ngi lay nuyu bu baax. maa ngi lay nuyu Kader. di la ziar di nuyu téléspectateurs yi di nuyu commissaire nga xam ne il est très disponible pour partager son expérience. yaakaar ne aussi li ñu fi waxtaanee dina jur njëriñ pour askan wi. incha allah jërëjëf noonu lañ koy daal di tàmbali nag suñu waxtaan tey jëm ci wàllu outrage comme ça tey fi réew mi toll li nga xam ne si moom lañ gis mu mel ni askan bi dañu commencé am fit dañu commencé jàpp ni police wala la gendarmerie amul solo léegi dafa mel ni kenn ku ci nekk ni nga bëggee ak ni nga yaakaar ni noonu moom moo la gën a noonu ngay defee ndax loolu dina am mucc ci réew mi. dina ak yemale rek ci fi nga. que tëral ci diggante askan wi ak way takk der yi mais booy xool phénomène bi gën na yaatu loolu ci li nga xam ni moom la indi ci pénc mi loolu dafa dul li nga xam ni dañ ko war a bàyyi ni dañ ci war a def ay jàngat parce que réew boo gisee ñu ne réew di fal ay njiit di teg ay takk der c'est que réew dañ ko war a amee kenn waru ko bàyyi ñu koy doxale ci pénc mi ku nekk rek ni la neexee ni nga gisee li la arrangé moom mooy war a nekk ci centre doxalin yi dina am nag ay li tubaab di wax dérapage ay taat yi nga xam ni daf ñu yóbbu ci ay situation yi nga xam ni suñ ko jàngatee rek dañu war a seetaat ni nan la war a dellusee ba teg li nga xam ni su si ñëpp jaaree dina arrangé réew mi arrangé askan wi dina arrangé ñëpp waaye loolu kat moo koy doxal dama ne réew la d'abord état bi moo war a doxal lépp ci réew mi wante état bi tamit du benn organisme bi nga xam ni nekkinam fépp mooy dañ naan diw ak diw dafa am ay bànqaas yi nga xam ni daf ko créer ci bànqaas yooyu ci lay taxaw pour mën a doxal lii wala doxal lale lépp nag li koy ëmb mooy loi yi nga xam ni moo fi nekk mooy yoon yi nga xam ni mooy organiser ça veut dire que lu nekk moo naan nii lay taxawee yi tamit mooy dogal mooy tere moom mooy may kii def lii ci biir ëmb boobu ci lañu war a taxaw ba seet li nga xam ni dem nañu ba bi ñu nee lii amu fi woon li yàqu amu fi woon mu ngi doon dox normalement bu ñu demee ba gis ci ni cadre boobu mu ngi fi ba tey état mu ngi fi ay jumtukaayam mu ngi fi loi yi ñu ngi fi règlement yi ñu ngi fi mais malgré ça am na li nga xam ni ci biir doxalinu nit ñi ci biir jëf ji tax nañu ni attention am na lu fi commencé yàqu ci biir cadre boobu loolu war a xoolaat bañ a nag taxaw ni désigner lii parce que état organisation la lii dox dafay dox parce que dañ ko organiser dafa mel ni moteuru oto courant mu ngi ci weñ mu ngi ci ndox mu ngi ci gasoil mu ngi ci wala essence leneen ak leneen mu ngi ci ba soo nee cuq mu tàkk dem tourner nga accélérer mu dem état noonu la
système la machine la bi nga xam ni il faut que mu am fu mu ñuy yóbbu ak feneen fu mu ñuy yóbbu bu demee ba naan gajang dañu war a taxawaat te ci situation bii ñu nekk nii effectivement am na ay jàngat yi nga xam ni dafa ñu war a yóbbu ci ay révolution ay seetaat suñu diggante ak li nga xam ni mooy suñu réew suñu askan seetaat suñu digganteeg nit ñi ci groupe yi ak nit ñi individuellement nu gisee lan leen war a yóbbu mu nekk seen gisin ak fan mooy nekk seen limite su fekkee ku nekk yow da nga jël limitu liy dox ci réew mi def ko ci sa coobare ak sa bugg-bugg du dem il faut que nit ki xam ni moom en tant que nit lii mooy devoir am lii mooy droit am moom lii la ameel état bi lii la ko ameel moom lii la war a respecter kii ci ki mu jegeel comme nit fii la war a yem institution yi fi nekk yi tamit mu respecter leen damay wax toujours respecter gis nga même ci espace politique bi da ngay gis ku jóg rek procureur pour ne citer que ça procureur ceci cela li mu def ci di il faut que nit ñi bàyyi di jouer rôle ñeneen ñi ba dootu ñu leen respecter seen biir rôle loo def ci sa biir liggéey nga xam ne yow sa sas la ñu diingat ko ni la lii nga waroon def tey loolu moo indi dérapage yu bari ba kenn nangootul ku la yemale ay nit dañ leen di yemale réew dañuy yemale nit ñi ku nekk ñu tegle ci bërëb bi nga war a nekk suñu poussé mu avancé suñ ko deful yàqu-yàqu dina gën a bari macha allah jërëjëf ci ubbi bu am solo bi commissaire Keita mu mel ni may nañu fu ñu mën a jaar ay prox ndoll yu bari pour mën a teg waxtaan bi ci li nga xam ne si loolu lañ koy doyee Moustapha noo ko déggatee ak noo ko jàngatee. waaw dama d'accord ak commissaire si li mu wax parce que un état avant tout mooy organisation réew dañ koy organiser mënuñu nekk ci réew moo xamante ne ku nekk li nga bëgg def yow yaa koy defal sa bopp wala tu te substitues aux autres pour def ko à leur place donc nekk nañ ci système boo xamante ne Sénégal actuellement foofu la nit ñi toll. jàpp nañ ne ku ci nekk war nga mën a fajal sa bopp mais lan moo tax ñu yegg foofu noonu est-ce que nit ñi demuñu aussi ba nekk en perte de confiance par rapport au système qui est mis en place. parce que bu ñu demee ba nit ñi bëgg a substituer à la police peut-être xëy na seen xel dafa daltul ci police bu ñu demee ba nit ñi bëgg a jël place justice peut-être que seen xel dafa daltul ci justice. bu ñu demee ba tollu foofu nag yaakaar naa li commissaire wax sànq moom mooy ñu ñëwaat toogaat réorganiser waat que chacun fait ce qu'il sait faire maanaam ku ci nekk li nga xam ne mooy sa wàccuwaay ak sa rôle nga def ko te yem ci. lan moom nga jàpp ne moom moo tax nit ñi amatuñ yaakaar ci justice bi. waaw xam nga justice moom dafa nekk loo xamante ne dafa versatile. nit mën na ñëw parce que question d'argumentation kese la. gis nga fi koo xamante ne dafa tooñ jël avocat bu brillant mu layool ko ba jox ko dëgg. gis nañ fi koo xamante ne dañ koo tooñ xëy na nañ ko doon layoolee jaarul yoon ba ñu daan ko. xam nga yooyu yëpp ay mbir la yoo xamante ne nit ki su ko dundee moom kese moom moo ko mën a xam te dootul mën a wóolu justice bi nga xamante ne moom la yaakaaroon. parce que tooñul ñu teg ko daan wala mu tooñ ñu jàllale ko. kon kooku bu demee dina ne justice bi kat lu ñu mën a nax la parce que affaire doomu aadama la mais yooyu fépp la am ci àdduna bi du Sénégal rek c'est pas un cas spécifique boo xamante ne Sénégal rek lañ ko mën a am lañ ko mën a gis yaakaar naa lii gën a important pour loolu mën a dañ mooy organes yooyu yëpp di communiquer parce que ñun amuñu culture di gis souvent les hommes de loi ñuy communiquer mi ngi am nag ndànk-ndànk ñi ngi teg ay jalons yu ndaw mais avant on n'avait pas cette culture là boo déggaan procureur mu wax mooy nekk am na benn dossier politique bu mag procureur génn def conférence de presse mais dinay baax des fois aussi ñoom ñuy def ay atelier génn ci télé di wax ak askan wi xamal leen ne nii la justice di doxee bu fekkente ne nag lii dal na la ci justice aussi am nga ay yoon yoo mën a jaar yooyu yëpp ay xeetu organisation la yoo xamante ne pour man suñ ko tegee askan wi dina mën a jëlaat confiance ci institutions yi nga xamante ne ñoo fi nekk te war koo respecté bu ñu ba askan bi ci wàllu boppam commissaire respecté tous les institutions bu ñu teree ñu jaar feneen bu ñu leen bàyyi loolu du ñu bàyyi ba pare ëlbatiku di am sañ-sañ am ñu leen ci jàppale mu mel ni une partie de la presse di xam nga ñenn ci am nañ ci sañ-sañ am nañ ci droit seen àq ak seen yelleef la. xam nga yàqu-yàqu bu ñëwee. boo ko seetee fedd rek da ngay juum. effectivement ni nga waxee noonu la. li yàqu li ñu gis ni moo yàqu mooy conséquence su lu ñu bari sàggane walla lu ñu bari def. tey bu ñu demee ba. mu xaw mel ni effectivement askan bi respecté tuñu ay institutions. il faut que ñu jàngat loolu. li ko indi il faut que ñu seet lan la. dafa di environnement bi lu ci bari daf fi changé. nit ñi société bi day évoluer. donc institutions yi nga xam ni ñoom ñoo encadrer société bi dañu war a ànd ak moom. mais ku nekk da nga war a jouer ce rôle normalement au lieu que nga dem wuti ci yàqu-yàqu bi loo jaarale sa bopp ba mën a bokk ci ñi nga xam ne ñoo xew
parce que loolu mooy problème bi. moo ñoo xew mooy lan da ngay wax benn da ngay jàmbat benn affaire ñu tere la lu tax nga koy jàmbat parce que yow da nga war a xeex beneen affaire. da ngay xeex benn affaire ñu ne la lu tax nga koy xeex parce que yow mii kat waroo ko xeex parce que xeex bi fee la nekk. su ñu demee ba ci situation bu mel noonu am. day yomb tey ki nga xam ni day représenter doole. nit ni ko yow mii kat li nga représenté man d'accord ma ci nga doxale ko nii. te loolu mooy am fu nekk. teg ci nag que ni kii représenté doole day dem ba digganteem ak ki nga xam ni moom la ñuy exercer doole ci moom pour que yoon dox digganteem ay yàqu-yàqu dugg ci. parce que ñii ñu ngi gis ni bis bu nekk seen environnement mu ngi amélioré surtout jamono ji nga xam ni internet les nouvelles technologies lu nekk ngay gis lu nekk ñu comparé ko soo nee nii ñun la maa ngi dugg ci benn oto léegi wax ji yëpp mu ngi ne woon diggante par exemple yenn jumtukaay yi nu nuy doxee fii ak nu nuy doxee Maroc nu nuy doxee Jakarta nu nuy doxee Côte d'Ivoire nu nuy doxee fii te ku nekk nag di comparer loolu lu ko indi mooy information yi ni mu demee soo gisee benn réew ñu sañ fa def dara xamoo nu mu demee nga foog ni lépp noonu la mu ngi mel ni ci ni nu gisee par exemple démocratie lu nekk da ngay jël rek plaqué daal di teg liberté yi tamit dafa dem ba ñun xamatuñu lan mooy liberté ak lan mooy sàmm sa liberté liberté ci ay principe la taxaw sàmm sa liberté mooy nga jël sa responsabilité yow sa bopp d'abord xam fi nga war a yem ak xam li nga xam ni moo la tegu mais du yow nga ni rek c'est pas normal boobu mooy indi nag léegi diggante yàqu mais terewul yi tamit jàngat bi war a dem ci fi nga xam ni fa la nu état bi fa la samp moom ay mission woom ñi nga xam ni ñoo yore loolu est-ce que ñu ngi ci vigilance c'est-à-dire teewaay bi leen di permettre du ñu tarder ça veut dire évolution bi lu mu gaaw ñu mën a ànd ak moom ñu ngi koy wax souvent ni diggante chauffeur si ak alkaati bi nekk ci mbedd mi ak chauffeur bi muy dajal ci mbedd mi ñu ngi ci benn ambiance bi nga xam ni suñ ko boolewul ci tàggatinu alkaati bi ba xam commissaire bi nan la war a doxe ci diggante boobu encadrement bi nun war a doxe ci koy alkaati bii di dem ci mbedd mi nan lañ ko war a taxawaloo nan la war a gisee mission am boo defu nag li fay yàqu day betti ñëpp parce que day dem ba ñoom dañuy nekk ci benn communauté bi nga xam ni lii alkaati biy joué kële da koy contrôler li chauffeur biy joué yi tamit da koy joué ndoog alkaati wala keneen ak keneen ba lépp dafay nekk ci seen diggante loolu mooy indi ñeme bi mu desit ñàkk image yu li nga xam ni moo lay tere mu ñàkk am taxawaay bi nga xam ni daf lay wóor ni kii mën na la tere parce que exercice légalu doole ak violence dafa am ay jumtukaay yu mu àndal dafa am ay taxawaay yu mën àndal société bi am na fu ñuy waxee ni bu njëkk su alkaati génne la peur du gendarme wala gendarme génne rek sotti na mais tey dafa am nu mu war a taxawee pour que génn boobu continuer di sotal mbir yi il faut que jëmmaay bi nekk fi il faut que jumtukaay yi nekk fi jëmmaay bi mooy fu ñu war a teg téeméeri nit foo fa tegee ñetti nit ci jamono jii boo defu ndànk di nga mettre ñooñu en danger alors que dispositif bu nekk dafa war a prévoir lu sécuriser ñiy dem d'abord balaa muy sécuriser liñ fay fekk su fekkee ni teg nga fa téeméeri nit te seen ay jumtukaay matut tu les mets en danger et tu ne règles aucun problème réglé woo benn problème donc problème dafa compliqué ci ay dimensions yu bari lañ ko war a seet est-ce que tamit du ne xaj nit ñi seen àq ak seen yelleef tamit moom moo indi fipp moom moo indi ñeme moom moo indi dem ba nit ñi gëm ni ñoom seen wàllu bopp par force lii dañ ko war a jël ndax seen yëf la kon pouvoir bu ëpp mën na indi li nga xam ne moo di ay jafe-jafe man d'accorduma ci boobu vision dafa simpliste trop parce que pouvoir bi soo nekkee ci biir rek da ngay comprendre ni pouvoir la plupart du temps sago lay demee par exemple boo gisee par exemple ni président de la République réagiré ci manifestation bii am taxawul benn compartiment wu pouvoir bi a commencé moom taxawul fëgg dënnam pourtant ñu ngi wax naan par exemple Sénélec ceci cela courant bi yokk nañ que c'est anormal nga gis ñuy expliquer ba sonn génne ay chiffres expliquer dina yàq pêche bi dina yàq santé bi dina yàq lii nekk ci mais li nga wax tout à l'heure moo ci nekk fa le président la jaar
dañu war a communiquer parce que kii def nga dénk ko lu toll ni am réew mu jël benn décision nga ñëw ni décision bi baaxul yow mi ci mbedd mi pourquoi parce que daf la dal dafa metti il faut que muy mettre de temps en temps de temps en temps mais kii nga xam ni def na